mbokki internet Mak TV Sénégal nuyu nañ leen amaat mbégte àndaat ak yéen comme niñ koy amalee bés bu jot rek ñu fas yéene dégtal xibaar yi tey nag li si gën a fës nañ koy daal di tàmbalee rek ak coowal trafic de médicaments yi nga xamante ni daanaka ay bés ngi nii mu daal di lëmbe Sénégal gannaaw rek quantité bu am solo bu nga xamante ni jàppoon nañ ko fële ca Patte d'Oie gannaaw nga xamante ni nag entreprise bu nga xamante ni sax ab benn chinois la ñu daal di wax ni moom moo ko moom gannaaw ba nga xamante ni rek moo ngi koy liggéey ak ay bokk chinois am te amoon sax ay sénégalais yu nga xamante ni ñoom it daal nañ leen si duut baaraamu tuuma bokk na ci ay pharmacien ni gannaaw nag enquête yu nga xamante ni amal nañ ko ba noppi ñoom nag dikki tey jii lañ leen war a sax présenté ki nga xamante ni moom mooy procureur bi gannaaw enquête yi nga xamante ni daal nañ koy amal ba noppi ca su ko fàttali nag garab yooyu sax ñoo ngi ko jàppoon guddi mardi 13 jàpp mercredi 14 avril bi rek ñu daal di génn xaalis boobee lii garab yooyu sax nga xamante ni ñoom la ñu daal di jàpp buñ ko évalué daanaka bokk toll na ci ay milliards ci suñu ay koppar kookee nag nga xamante ni moom boobee entreprise gannaaw nag li nga xamante ni moo di enquête yi moom nag daal nay nangu li nga xamante ni daal moom lañ koy toppee ndax kat moomee daal nay xam ne rek garab yooyee moo ko doon jaay te li mu ko doon jaayee tegwul ci yoon ndax kat moo waaye sax moom daal nay wax ni gannaaw nag li nga xamante ni daal moo di procédure yi nga xamante ni waroon na jaar yoon moom yëpp daan na ko daanaka tàmbali woon na ko sax waaye dafa am quantité bu am solo bu nga xamante ni ci ay médicaments la yoo nga xamante ni mënul woon xaar ba tax na loolee nag moo taxoon mu daal di commencé di jaay yooyee garab yi nga xamante ni rek daanaka gardé woon na ko keneen ko nga xamante ni nag moom mooy pharmacien bi nga xamante ni moom la ñu jàpp ni moom si ñi doon jaay garab yi ci la bokk moom nga xamante ni moo di Aliou Ba gannaaw nag ba nga xamante ni jàkkaarloo na ak ki nga xamante ni moo di enquêteurs yi moom nag li mu daal di xam ne mooy que ni kii di employé moom doon na ko fay ci lu tolloog 1 million yu teg ci suñu ay koppar moom nag daanaka sax daal nay confirmé li nga xamante ni moom la kii di chef entreprise bi daal di wax ni moom kat ñoom commencé woon nañ di jaay garab yi daanaka mai 2020 bi ñu daal di génn ci période mbas mi. ci coow yooyee sax la ñuy des ba tey ak ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Diouf Sarr moom nga xamante ni moom mooy ministre de la santé et de l'action sociale moom nag daal nay addu jëmale ci boobee mbir nga xamante ni daanaka moomee sax moom daal di jiite boobee domaine moom Abdoulaye Diouf Sarr nag li mu daal di xam ne mooy que ni loolee nga xamante ni moo di coow loolee képp ku nga xamante ni daal taq na si na xaar rek ay daan daal di tegu ci kawam ndax kat moom daal nay jàpp ni li nga xamante ni mooy wàllu santé maanaam wàllu wér-gu-yaram nekk na lu nga xamante ne lu am doole ci si dëkk ba tax na daal du ñu daal di sàggane li nga xamante ni moom mooy daal moom la ñu yëkkati di koy jëmale ci boobee bari ba tax na daal moom Abdoulaye Diouf Sarr sax daal nay xam ne rek amul benn yoon ko nga xamante ni daal nañ ko daal di baal ci li nga xamante ni moom daal nay takk ci mbiru garab yooyu nga xamante ni moom la ñu jàppee foofee nga xamante ni mooy ca Patte d'Oie. ci wàllum wér-gu-yaram sax la ñuy desandi ba tey daal di àddu rek wax ci tolluwaayu mbas bi di coronavirus fii si biir Sénégal gannaaw nag 1221 tests yoo xamante ni daal nañ koy amoon lu tolloog nag 39 yi rek ñoom ñoo am doomu jàngoro boobee nga xamante ni mooy coronavirus ci noonu nag lu tolloog 7 cas ñoom ñoo nekk ay cas contact suivi lu tolloog nag 32 nekk ay cas issus de la transmission communautaire am na nag lu tolloog 28 malades yoo nga xamante ni ñoom daal nañ leen faj ba ñu war a génn sax ndiki tey ca lalu hôpital yi am na nag lu tolloog 14 cas graves yoo nga xamante ni jamono ji ñu ngi ca lalu sauvetage yi bésu démb nag amul benn bakkan moo xamante ni daal nay rot te lii nga xamante ni moo di mbas mi di coronavirus daal koy waral gannaaw nag moo xamante ni mbas mi dugg na si Sénégal ba tey wàññi nañ si nag lu tolloog 39 821 cas ca noonu nag ñu daal si fàcc si lu tolloog 38 539 am na nag 1091 doomu aadama yoo xamante ni ñoom nag daal nañ si ñàkk seen bakkan jamono ji ñu wax ak yéen nag lu tolloog 190 ñoo ngi ñuy fàcc si lalu hôpital yi wala sax ñu daal leen téye ci seen ay kër. ba tey ñu desandi ci xibaar yi daal di àddu wax ci leneen wax ci coowal Lamine Diack nag gannaaw ba nga xamante ni ay at a ngi nii ñu daal koy téye fële nga xamante ni mooy ca France. te li nga xamante ni mooy justice France sax daal koy téye foofu pour rek gannaaw ba nga xamante ni teg na ay daan ci kawam moomee nga xamante ni moo di Lamine Diack nag gannaaw ñii nga xamante ni ñoom ñooy waa Jaraaf bu Dakar ñoom nag daanaka daat nañuy def ab assemblée générale ndiki samedi bii ñu génn rek ñoom nag ñuy daal di xam ne ni ñoom pare nañ rek pour daal di fay li nga xamante ni moo di 327 millions de francs CFA yu nga xamante ni moom la ñu daan ki nga xamante ni moo di Lamine Diack moom nag ñoom nag nga xamante ni ñoom ñooy waa Jaraaf ñoom nag li ñu daal di xam ne mooy que du ñu xaar benn yoon rek ñuy daal di ketal ki nga xamante ni moo di Lamine Diack bi nga xamante ni daanaka patrimoine la
ca li nga xamante ni mooy ca fii si Sénégal ba tax na nag ñoom ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy waa Jaraaf ñu daal di jaay seen i ay patrimoine sax ñoom yi nga xamante ni nekk na ca quartier bu Point E ñoom nag la ñu daal di jaay pour rek mën a daal di fayal kii nga xamante ni moo di Lamine Diack ca li nga xamante ni mooy 327 millions de francs CFA yi nga xamante ni moom lañ ko téye fële ca France ñoom nag ñuy daal di rafet njort ni kat li nga xamante ni daal moom lañu bëgg bu sottee kii di Lamine Diack dina daal di korité si fii nga xamante ni mooy ci Sénégal loolee nag nekk loo xamante ni ñii di ay jegeñaale Lamine Diack ñoom daal nañ koy rafetlu lool ndax kat décision boobee nekkul lu nga xamante ni dafa daal di tuuti. bu ñu jógee ci loolu nag dañuy àddu rek daal di wax ci leneen wax ci ñi nga xamante ni ñoom ñu niñ fàtte woon fële ca Boffa Bayotte gannaaw gi nag fukki wala sax ñaar fukk ak juróomi doomu aadama yi nga xamante ni jàpp nañu ñoom dañoo laale woon ca mbir moomee te ñu téye woon leen sax fële nga xamante ni mooy ca prison bu Ziguinchor daanaka le 18 maanaam 2018 ba tey ñoom nag li ñuy sàkku rek mooy ñu daal di leen atte ba tax na daal ñoom ndiki tey sax si lundi bi lañ fas yéene entamé ab grève de faim ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñoom lañ jàpp ni ñoom ñoo faat ñoo lu tollook 13 personnes yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon fële yi nga xamante ni mooy ca forêt bu Boffa Bayotte ñoom nag dañuy sàkku rek ci procureur bi mu daal di leen di atte ba tax na daal ñoom nee nañ daal duñ ko deful dinañ daal di rek amal ab grève de faim loolee nag nekk lu nga xamante ni ñii di seen i ay jege ñaareel ñoom daal koy ñaawlu lool ba tax na ndax ñoom ñii naa di sàkku rek si ki nga xamante ni moo di président de la république Macky Sall mu daal di wax ci mbir mi te ñoom sax ñu ngi daal di saaw xam ne rek ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen i ay famille lu leen dal rek nañu jàpp ni lii di état bu Sénégal ñoo ko daal di amal ba tax na daal ñi nga xamante kii nga xamante ni moo di René Capain Bassène nag ak ñi nga xamante ni ñoo di ay àndandoom ñoom nag daat nañ leen téye foofee nga xamante ni mooy ca prison bu Ziguinchor daanaka 2018 ba tey jii loolee nag li ko waral ci fàttali mooy lu tollook fukk ak ñetti doomu aadama yi nga xamante ni fàtte woon nañ leen foofee nga xamante ni mooy ca Boffa Bayotte. bu ñu jógee ci loolu nag dañuy àddu rek wax ci wàllum ñàkkub gaz bi nga xamante ni moom la ñuy wax ni dafa am ci dëkk bi loolee nag gannaaw ba nga xamante ni week-end bi yëpp ñoo ngi koy ruubandaat ki nga xamante ni daal moom mooy ministre du pétrole et des énergies moom nag daal nay génn daal di weddi li nga xamante ni moo di boobee information ndax kat moom daal nay xam ne rek li nga xamante ni moo di gaz jamono ji Sénégal am nañ si boobu doy sëkk ndax kat moom daal nañ xam ne rek le 16 avril bii rek ñu daal di génn lu ëpp 8700 gaz ñoom daal nañ koy andi ci biir dëkk bi loolee nag muy jàpp ne lu tollook 16 jours rek moom sénégalais yi nañ si daal di mën a faj seen i soxla ba tax na moom sax muy daal di xam ne rek li nga xamante ni moo di ménage ñoom gaz yi nga xamante ni moom la ñu ëpp lu ñuy consommé bokk na si 38 kilo bi ak 12500 bi waaye 9 kilo bi ak 6 ak badam sax bokk na si li nga xamante ni moo di 2 kilo 700 bi loolee nag moom moo ko daal di xam ne ba tax na rek muy daal di xam ne rek li nga xamante ni daal moo di gaz amul benn yoon boo nga xamante ni moom manqué na fii si Sénégal. ba tey ci xibaar yi ñu daal di addu wax ci leneen wax ci géej gi ak nappkat yi nga xamante ni daanaka ñuy continuer rek di réer ci biir géej gi gannaaw nag ay bés yu génn nga xamante ni daanaka wàññi nañ su toll ko juróom benn doomu aadama yi nga xamante ni ñoom dañoo réeroon bokkoon na sax si ñett yoo nga xamante ni ñoom mujjee woon nañ leen gis ndikki nag démb amaat nañ beneen information moo xamante ñu ngi daal di xam ne rek ni benn nappkat bu tudd Ilimane Meng moom nag am su toll ko 20 ans moom nag daal di réerati ca géej ga moom moom nga xamante ni sax ab nappkat la boo nga xamante ni mu ngi demoon rek di am utali ab jën loolee nag mu ngi xew fa li nga xamante ni mooy ca Kayar vendredi bii rek ñu daal di génn mu mel ni rek géej gi daal mu ngi continuer rek di jur ay jéeya si biir Sénégal ñuy fàttali rek ni suñu mbokk nappkat yi daal pour rek plus de sécurité ñuy daal di rek di constater li nga xamante ni moo di météo avant rek ñuy daal di jël géej gi pour rek mën a mucc ci yooyu accident yi leen di dab ci biir géej gi. dañuy wax rek ci beneen jéeya mu xewee fa li nga xamante ni mooy ca Popenguine foofee nag benn xale bu nga xamante ni daanaka si classe su CM2 la nekk am sax si tolloog fukk at ak ñaar moom nag lañ fa jàpp daal di koy violé gannaaw rek ba nga xamante ni moom mu ngi jóge ca école bi rek di daal di ñibbi moom nag ki nga xamante ni moo def jéeya boobee da ko daal di sax pare daal di daw moom moomee nag ndiki boobu ba tey nag ñoo ngi koy seet waaye gisuñu ko gendarmerie moom daal nay ubbi sax ab l'enquête pour rek mën a xool kookee nga xamante ni moom moo def jéye boobee ñu daal koy jàpp daal koy teg ay daan waaye nag luy leer ba leer mooy que ni xale boobee nga xamante ni moom nga xamante ni rek fukki at ak ñaar rek la daal di am moom moomee bu gannaaw ba mu jugee école la ko kookee nga xamante ni mooy def ko ñaawteef boobee
daal di jàpp rek daal di koy sàq ba pare daal di koy bàyyi foofee nga xamante ni mooy ca barab ba. xibaar yi dañ koy daal di jeexalee nag ak coowal Pape Fall nag bokk na si ñi nga xamante ni moom la président de la république Macky Sall gracié woon le 4 avril bi rek ñu daal di génn moom nag gannaaw boo xamante ni gracié nañ ko ba noppi moom nag daat nañ koy jàppaat daat koy yóbbuwaat ca kaso ba daat ko fay daan sax lu toll ko juróom benn weeru kaso moom Pape Fall moomee nag nga xamante ni li ko fa yóbbuwaat sax bokk na si ab xale bu jigéen boo xamante ni moom la jàpp rek daat koy dóor loolee nag taxoon ba ki nga xamante ni sax moo di Sala Thiam moom nga xamante ni moom la doon dóor daal di rek daal di porter plainte gannaaw gi nag lañ ko daal di yóbbu ca kanamu juge ba moom nga xamante ni mooy Pape Fall nag nangu li nga xamante ni moom lañ ko toppee waaye nag li mu daal di xam de mooy que ni xale bu jigéen boobee da ko jéggi lu nga xamante ni nag xale bu jigéen moom da ko daal di wedd ba set ndax kat Sala moomee daat nañ xam leen rek moom Pape Fall moomee amul ak moom benn wax donte ñoo bokk koñ ndax kat moom moomee du amul comportement boo xamante ni kii di Sala ci ay waxam ñeme na ko ba tax na daal moom du ko nuyu du ko taas ba tax na daal loolee la kii di Sala moom daal di xam ne waaye nag kii di procureur bi moom li mu daal di sàkku rek mooy que li ñu daal di fa daan ki nga xamante ni moo di Pape Fall lu tolloog atub kaso yoo xamante ni daal juróom-ñetti wala sax juróom-benn weer yi lay daal di tëdd ba pare nag ñu daal koy amal ab amende bu toll si 300 000 francs CFA yoo xamante ni da koy daal di jox ki nga xamante ni moo di Sala mi nga xamante ni daanaka Dakar dóor ba daal di koy gaañ si bët. loolee sax mooy ndar képp xibaaru tey leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te leen wax nag bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñuy information au temps réel.